la jëkke waaw ndax yàlla wax ni kullukum min aadam ci xadisul yonent bi wax kullukum min aadam wa aadamu min turabin yéen ñëpp ci aadama ngeen jóge te aadama ci suuf la jóge kon nag loolu nga xam ni dañ ko jottali kilifa yi jottali nañ leen ko waaye ñu ngi cay joyal ñaan yàlla ñu ngi koy wax ni yow mi nga xam ni yaa wax yaa ayyuha alladina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti llaha wa rasulahu faqad faaza fawzan aziman ci kaddu la ko tàmbalee wala xalima wala soo nekkee sa guddi sax di penser di xalaat na sa xalaat rafet maam Abdou Aziz Dabakh seen maam doon na wax naan léeg-léeg mu jooy ne man damay jooy sax léeg-léeg xalaat bu lëndëm bu jaar ci sama bu trotté ci sama xel damay toog di ko jooy ay fan ngir yàlla musal ma ci xalaat yu mel noonu xalaat muy ñëw bind ñëw wala wax ñëw moo tax préméditation ku ci juge du juge mu metti yal nañu yàlla musal ci def loo xam ni tey daf lay won ni yaa ngi koy def waaye yaa ko tey te muy lu bon waaw ci suñu diggante ñu ni neen ñun ñi nga xam ni ñu ay concitoyens la ñu ñoo bokk réew mi ba bañ réew mi yàqu dara bañ ko yàq yàlla nee na kuy wax ju rafet yuslih dana rafetal lakum seen ñeel leen amalakum seen jëf wa yaxfir dana jéggal lakum ñeel leen zunubakum seen i bàkkaar ak seen i njuum teeg seen i rëcc-rëcc nee na waman yu te kooku nag mooy ki nga xam ni topp na yàlla ak yonent bi waman yuti llaha wa rasulahu ku topp yàlla ak yonent bi faqad faaza na ko wóor ni tedd na te texi na fawzan aziman texe gu màgg ci lay soog a wax ni inna naka man yàlla arad naa taxawoon naa pour dénk moo tax ma wax ak asamaan ak suuf bëgg leen a dénk mission bi ma dénk doomu aadama ci kaw suuf ñu daw won ma gannaaw fa abayna an yaxmilnaha inna aradna al amanata ala samawati wal ardi wal jibaali ba ci montagne yi soo demoon ci chaîne Everest wala chaîne Mont Blanc wala chaîne montagneuse yi nekk ci àdduna bi yépp ba fa Himalaya nekk dañu lànk ne duñu nangu boobu responsabilité wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan nee na nit rek moo ñëw ne ko yow yàlla lii ngay dénkaane man dinaa ko ñas dinaa ko risqué naa ko yanu te dara duma ci fekk mu ne ko yow ni nga néewee doole ci sa bakkan bi nga xam ni lu bon rek la lay digal waaw pour nga def lu baax man maay wëlbatiku di la dimbali ndax moo tax nga naan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yaakaar naa ni doo mën a taxaw mukk loo xam ni yooyu danger ñu ngi ci waaw innahu kaana zaluman jahulan li yu'adhiba allahu almunafiqina walmunafiqat walmushrikina walmushrikat wa yatuuba allahu ala almuminina walmuminati wa kaana allahu ghafuran rahiman yàlla nee na nit ki dana juum bi may signé ak yéen boobu pacte xam naa ni da ngeen juum waaye nee na njuumte gi lu mu metti metti fa muy gën a mettee mooy ngeen lànk ne du ngeen dellu si tuub jéggalu ne su ngeen dellu see tuub jéggalu rek ma jéggal leen moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na inna allaha yatuubu ala al abdi ma lam yugharghir nee na yow nit ki fekk demuloo ba daan xar ñu naan diw de mi ngi ca xarala tubaab yi naan ko gargarisation di gargariser comme léegi soo defoon sa produit waaw pour dindi li ci sa palais wala li ci sa wala sa but yonent bi nee na fekk nit ki tëddagul naan xar rek yàlla pare na pour jéggal ko balaa ñuy dem nag bay tëdd ci lalu ndey nañu jéggalu yàlla te tuub ci yàlla te jéggaloon te ñun ci suñu biir en tant que sénégalais waaw njéggal loolu nag ñëpp ci war a taxaw pour weccee ko ci seen diggante muy kilifa yi muy njaboot gi ku nekk kenn matul ku nekk war nga jéggalu sa morom ñu waxtaan boo xam ni ku ci nekk da nga xam ni yàlla jox na la xel mu dal ba soo demee sa kër soo tëddee ba suba na la tala naan sa café waaye soo demee ba nga xam ni mer dab na la mel na ne poignard bu ñu dugal ci sa xol ndax yàlla nee na ba ci tey kaddu gu bon gooy saagaa nit wala nga wax ci moom lu bon mi ngi mel ne nga jam ko poignard ci xolam boo posone noonu laa koy attee ci kanamu da nga naan yow ki nga wax kaddu gu bon rek déjà yow jàppal ni su dee yaa ko rey waaw kon nag loolu dañuy ñaan mu jóge ci Sénégal tal nañu leneen lu dul tey yenn yàq yi saccage yeeg yu kenn xamul wax nañu lii nag mi ngi ci nopp kilifa yi mi ngi ci seen xol je l'espère bien incha allah yàlla na dugg ba ci seen xol ba ñu toog ku tëdd sa guddi tey xalaat ni yàlla wax naa ak man ndax peuple bi ndawal yàlla lañu
ni ki nga xamee ni autorités yi ndawal yàlla lañu moo tax concertation dafa di am ci diggante bi concertation bu franche concertation bu égalitaire concertation boo xam ni day ànd sax clémence ak yërmande ak njéggal ak tedd nga ak teraanga noonu la war a demee ñu jéggalante ba noppi ubbi une nouvelle page ubbi xët mu bees moo xam ni daañu fexe ba suñu war a delluwaat ci war ci dox seqi ay jéego yooyu nañu dem di tegtaloo ci waxu yàlla ak waxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam musulman bi na dellu ci alquranam di ko jàng chrétien bi catholique bi protestant bi nañu dellu ci bible selon Matthieu wala selon keneen ñi nga xam ni tey dañuy ne ñun li ñu gëm moom moo di les bois sacrés nañu dellu ci seen sage ya fa nekk nga xam ne am nañu sax ay lël annuel yu ñu leen di defal quelque part au Sénégal ba xale bi su demee ñu naan ko nii la nit war a mel ci biir famille am nii la nit war a mel ci biir société am nii la nit war a mel ba ci mbedd mi ba ci école ba ngay jàng ainsi de suite te yàlla nañu yàlla musal ci tey ñun ñuy yar suñu doom yi ci kër yi ba pare internet di leen dérouter di leen détourner di leen dugal ci yeneen gaam yoo xam ni dañuy jaxase lëmbe xelu xale yi yal nañ ci yàlla musal kon nag il faut que nous soyons nous-mêmes sans aucun complexe waruñu am complexe ci Zuckerberg bi nga xam ni moom Facebook waruñu am complexe ci moom Instagram waruñu am complexe ci moom Google wala beneen alternative ci wàllu ñi nga xam ni ñoo colonisé léegi suñu esprit. Nous avons été colonisés par des forces coloniales hier mais nous sommes encore colonisés par l'envahissement des médias et leur écriture et leur parole ñoo ñëw ba ci suñu biir xol yi toog ci te am na nu ko yàlla waxe ci alquran ci bañ a gëm koo xam ni dafa indi kaddu rek te xamul kaddu gi fu mu jógee ku ma ci tànni mën na ma indil aaya bi léegi waaw yaa ayyuha alladina amanu in jaakum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qawman bi jahalatin fa tusbihu ala ma fa'altum nadimin wa'lamu anna fikum rasulallah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-'isyan ulaika humu ar-rashidun fadlan min Allah wa ni'ma wallahu 'alimun hakim yàlla indi ci wa in ta'ifatani min al-mu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma loolu moo jur suñu jotaay bi jërëjëf Mbàkke ci ñu ma ko fàttalee waa kon jeex na foofu laay waxee mu jeex yàlla nee na ci suratul xujuraat la sourate des appartements jullit bu nekk war na koy nafar guddi bu nekk su dee ci surat bu ñuy war a yare doom yi nañu dellu ci suratul luqman ci suratul xujuraat la sourate des appartements yàlla nee na su amee ku leen indil benn nouvelle te nouvelle ba jugul dëng na te dafa nekk une nouvelle de mauvaise foi fatabayyanu na ngeen def recherche def investigation na ngeen def investigation bu leer te bu leen tayal an tusibu qawman bi jahala na ngeen def investigation ba du ngeen incriminer kenn ba noppi teg ko ci ignorance su ko defee ëllëg da ngeen ko rëcc fa tusbihu ala ma fa'altum nadimin yàlla ne am ngeen chance bi ma leen yebale yonent boo xam ne dama yebal Jibril mu jóge ca juróom-ñaari asamaan ñëw naan ko yàlla ne te nee na su leen yonent boobu doon topp ci mbir yu bare da ngeen dem ba mu diis gann ci yéen su ko yenni woon ci seen kaw kenn du yeewu jóg ci lalam suba waaye dama ko indi muy wax ak yéen pour ngeen xam ni asamaan a ngi leen di addu di leen tontu ndax de asamaan muy yàlla ja ca nekk ak mi ngi fépp dafa leen bëgg a soppaloo liimaan gëmloo leen liimaan muy gëm yàlla weddiloo leen kéeféer nga xam ni weddiloo na leen lépp loo xam ni moo di boddente saagante xasante wuññentey sutura dégg nga ak tooñante ak ku nekk mooy sa morom ne maag yow duñ fi xaj
waaye ñi nga xam ni nag mucc nañ ci loolu ñooñu mooy ñi nga xam ni dañuy tegu ci yoon wi ni coow ba dem ci yàlla. moo tax àndandoo moo gën ci réew. fi may tëjee benn waykat wax na ko muy benn arab nee na raxbul falaati ala al aadaai dayiqatun simmul xiyaati ma al ahbaabi maydaanu. nee na superficie de milliards de kilomètres carrés su ko ñaar ñu bañante dëkke woon rek kenn du nelaw guddi ndax danga naan léegi sama morom bett ma ku nekk da ngay fuglu naan léegi mu dal sama kaw kon naa dal ci kawam su ko defee seen dund dootul am goût dootu leen lekk ba suur dootu leen naan ba màndi donte la yow mañ nañ la 3 millions de kilomètres carrés que la ñu may ko 5 millions de kilomètres carrés ndax tendance de jalousie bi ngeen am moom mooy indi loolu seen diggante. waaye nee na soo gisoon ñaari nit ñoo xam ni xol yu sell yu rafet la ñu am yu laabiir yu set wecc soo leen boole woon ci bën puso bi ngay jéem a dugal léeg-léeg sa fil pour ñëw bën ba la muy xat-xat ci waxin au sens figuré ñaar ñooñu bëggante danañ ci xaj kon lu xat xol yee lu baax xol yee. inna alladina kafaru sawaun alayhim a andartahum am lam tundirhum laa yuminuun xatama allahu ala waaw xol su bonee lépp bon yàlla wax na ko. yàlla waxaat wa laqad zara'naa li jahannama kasiiran minal jinni wal insi lahum quluubun laa yafqahuuna bihaa wa lahum a'yunun laa yubsiruuna bihaa wa lahum aazaanun laa yasma'uuna bihaa ulaa'ika kal an'aami bal hum adall wa ulaa'ika humul ghaafiluun. yàlla soog te ceeg wa lillaahi al asmaa'ul husnaa fad'uuhu bihaa wan na ne ni il faut sa xol set ngay soog a jëfandikoo asmaa'ul husnaa pour ñaan ko. soo naan yàlla nga ma yërëm te doo yërëm kenn naka la yàlla yërëme yàlla nag ma wërsëgal te wërsëg bi nga yor doo ci dimbale kenn naka la yàlla di wërsëgale. yaa salaamu di ñaan yàlla jàmm te doo kenn du jot jàmm ci sa loxo ak sa xel ak sa xol naka la yàlla di may jàmm. kon nag asmaullahi alxusna turu yàlla yi da nga koy jikkowoo mu nekk ci yow su ko defee soo ko jikkowoo ba pare loo ñaan yàlla defal la ko. ñu ngi ñaan yàlla def jàmm ci réew mi yokk fi sutura yokk fi tedd nga yokk fi teraanga. dama bëgg ñépp nañu joxante nañu tàppante paso xëy na ci maanaa ndax léegi mbas mee tax kenn du nuyoo sax wax dama la tàppante paso waaye na xol yi li maam Abdou Aziz Dabakh doon wax yal na yàlla tàppe xol yi. est-ce que daje ngeen ak opposition bi war a manifester suba. man dama ni loolu liñ leen di ñaan mooy nañu jéem rek seet ba xam ni ñuy waxtaane seen biir. ñoo ma ëpp xam-xam ay professeur a ngi ci d'université ay responsable a ngi ci au responsable yoo xam ne ñoo ma ëpp xam-xam man neewuma lu dul jottalikat boo xam ni dañ la jottaliloo rek nga wax donte la dugal naa quelques commentaires ci sama wax waaye fii réew mi kenn dofu fi ñu ngi ni jar yeewu ñëpp ma gën a yeewu ñëpp ma ëpp intelligence yaakaar naa ni wax ba ñàkk nii ku koy wax da nga bëgg jàmm am te ñun ñëpp ñàkk nañu bàyyi nañu suñuy lalak man mii dama feebar sànq daw naa dem kër ga doon jël sama garab waaye yàlla dafa ni di leen ba jaamu ba ngeen di sàngoo suuf lii ci jaamu yàlla la bokk. islaahu zaatil bayn fattaqu na ngeen ragal allah yàlla wa aslihu te ngeen yëwanal zaata baynikum seen relation fraternelle seen relation professionnelle syndicale seen relation amicale seen relation de concitoyenneté na ngeen koy rafetal. wa atiu allah wa rasulahu te ngeen topp yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam chrétien bi dellu ci Jésus Christ mi nga xam ne ñun tam dañ ko gëm amana rasuloo ngi fii in kuntum mu'minina ndegam nekk ngeen ñoo xam ne da ngeen di woote ni gëm ngeen yàlla ni ñu fexe daal ba nga xam ni réew mi suy tàkk dootul tàkke ci suñu xol suñu loxo du tàkke suñu xol du tàkke ci suñu loxo loolu daal dañuy wax ñu ngi jéggalu képp ku fi teew di dellu di nuyu waaw professeur docteur Thierno Ka le directeur je crois qu'il est le directeur de l'institut islamique non waaw ñu koy ziyaara di ko jox cëram maag moom bokkoon nañu daara ak oustaz Habib imam Habib Sakho mii bu bàyyi Hadji Ibrahima Sakho nee nañu woote na en tout cas yent yàlla Seydina Aboubacar bi mu wuutoo yent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ni wullitu aleykum wa lastu bi xayrikum yàlla moo ma teg ci seen kanam man Aboubacar Sadiq gannaaw bi yent yàlla Muhammad demee waaye gënuma leen de ci juddu gënuma leen ci ndey gënuma leen ci baay ñun ñi ne gënuñu fi kenn au contraire nous sommes vos serviteurs ñun dañuy ñaan nekk seen jaam
ngeen am sax buum tak ci suñu baat ndegam da ngeen ñuy jubal ci jéem a taxaw ci def ci Sénégal loo xam ne ñun ñii dañ ci fàttali suñu bopp fàttaliñ ci ñu ko bokkal ci ay concitoyens loolu la ñu bëgg yàlla def fi jàmm. te dem nañu ba ci soo duggee tey ci ab jàkka sax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan insister ne na sàppe yi jub ndax yàlla du xool sàppe bu dëng yàlla du yërëm sàppe bu dëng yàlla du dimbali sàppe bu dëng te loolu genre image la bu yonent bi bëgg joxe ci ni moom la Seydina Isa ñëpp doon wax naan su la ku la jox sa lex koo jox sa lex mu pes la te yéene wala dul pes jox ko càmmoñ ba xam lu muy def xanaa su demee ba sonn dana bàyyi pes gi wax dëgg yàlla moo tax xol bu baax yal nañu ko yàlla may yal na yàlla def jàmm ci Sénégal yal na yàlla def jàmm ci Sénégal yal na yàlla def jàmm ci Sénégal te yàlla jële fi mbas mi yàlla guddal fanu suñu kilifay diine yi yàlla defal jàmm kilifay àdduna yi ñu jubóog peuple bi jubóog ñoom te naxante du am warante du am dégg nga jëwante du am jaayante du am xanaa ormalante gu dëgg te kenn du nax sa morom mën nañu nax yàlla waaye mën nañu nax suñu bopp waaye mën nañu naxante ci suñu biir waaye mën nañu nax yàlla kon nañu xam ni nous sommes à l'œil du Seigneur ah waaw ñu ngi may fàttali nee nañu léegi président incha allah dina def message yal na yàlla dogal nag mu nekk message boo xam ni day nekk un message qui raffermit les liens des cœurs et des esprits entre tous les Sénégalais entre tous les Sénégalais entre les fils de cette nation sénégalaise ñun amuñu leneen lu dul Sénégal man Sénégal moo ma gënal fu ñu mën a am ci àdduna bi waaw ndax fii la suñu lépp nekk kon yéen les hommes de la presse et des médias ñu ngi leen di ziyaara di leen nuyu di ñaan yàlla defal leen jàmm te ñu ngi ñaan li ñu ñaan daal wax nañ ko président yëpp waaw yal na yàlla dogal jàmm jooju am ba nga xam ni relation de confiance dina am de confiance mutuelle dina am ci suñu ci diggante entre les enfants du Sénégal et les filles tous les enfants du Sénégal filles comme garçons hommes comme femmes yal na ko yàlla def. ah. Mansour Sy Dabakh Mouhamadul Mansour Sy Dabakh kon nag kon léegi li ñu waxoon ci njëlbéen gi nañ ko waxaat na chrétiens yi ñaan ci bible bi ci psaume bu ñu ci mën a jële bu ñuy ñaane yàlla na musulman bi ñaan donte ñun dañ naan la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir kon ñu jàng fatiha teg ci ayatul kursi teg ci amana rasul ndax ëmbaale na suñu jotaay bi teg ci li ilaaf teg ci alam tara kayfa naa ko wax benn par benn ñaan yoo xam ni amaana ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ak yërmandeem suñ ko jàngee te yéene ko suñu réew yàlla dinañu sàmm ñu jàng fatiha ak salaatu ala nabi booy man ñi nekk catholique nañu ñaan tam ci li leen seen diine digal a'uuzu billahi mina shaytaani maa ngi ñaan sénégalais buy seetaan lii itam dans le Sénégal entier et du monde nañ ko jàng ndax jàmm gën ay du jur lu dul musiba ak balaa te kenn du ca mucc yàlla nañ ci yàlla musal a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin arrahmaani rahiim maaliki yawmi ddiin iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin ihdina siraatal mustaqiim siraatal laziina an'amta alayhim ghayril maghduubi alayhim wa lad-daalliin amiin الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة لا نفرق بين أحد من رسله وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ولا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم
والشفق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم ضعفا معقول képp ku di noonu Sénégal ak lu noonu ak Sénégal ba mu ko yàq yal na yàlla musal ñu ci moom ni mu musalee woon baytullahi xaram muy Kaaba la ci fexe Abraha ba tax yàlla wax ko ci alam tara kay bismillahi rahman yàlla musal ñu ci xiif ak mar ak rafle te ñëpp am xëy xale yëpp yàlla nañu am xëy góor ak jigéen mag ak ndaw ba réew mi am prospérité am naataange ci barke bismillahi rahman rahim li ila fi Quraysh ila fi rihlat ash-shita'i wa sayf falya'budu rabba hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf at'amahum من جوع وآمنوا من خوف أطعمهم من جوع وآمنوا من خوف بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر الفتاة ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس dañu xam ni benn xeet ci Sénégal wala waaso gënoo keneen nous sommes tous égaux devant Dieu projet li ñuy wutale ci suñu kanamu yàlla ci kanamu yàlla mooy kuy def lu bon kuy def lu baax kon askanu Sénégal et bi yëpp benn lañu nañu bàyyi di wax mbiru askan ci Sénégal nañ ko bàyyi di wax nañu bàyyi sax di wax blanc ak noir ak bleu blanc ak noir ak orange ak xaw ba rouge ak leneen couleur yooyu ak jaune waaw yal nañu yàlla dimbali ba Sénégal mel ni tàppoo xol yi tàppoo ci barke wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum id kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin min an-nar fa anqadhakum minha kadhalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati la'allakum ta'qilun rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul 'alim yow yàlla nag ñu nangul yaa ngi ñuy déglu yaa ngi ñu teg bët xam nga ni Sénégal a ngi ci jaaxle doomu Sénégal yaa ngi ci jaaxle réewum Sénégal a ngi ci jaaxle askanu Sénégal a ngi ci jaaxle yal na nga seppi njaaxle mii te tappe xol yi jubale nit ñi ñu juboo yal na nga jubale kaddu yi yal na nga jubale kaddu yi jubale xol yi ak yéene yi te yal na nga may sénégalais bu nekk mu nekk ku tabe di jël le meilleur de lui-même di ko may moromam te moo di jàmm ak amour sans faille ak fraternité solide ak consolidé ak solidarité boo xam ne day am suñu diggante ba suñu géej gi suñu gaal gi mucc comme ni ko maam Abdou Aziz Dabakh doon waxee ne suñu gaal gi ci la suñu bien yëpp nekk tumulte yi am ci àdduna bi rek sonal nañu rawatina nag mu doon tumulte intérieur et interne boo xam ne day am suñu biir loolu c'est le danger des dangers yal nañ ci yàlla musal yal na yàlla jubale xol yi tappe xol yi jubale nit ñi daal te ñu ngi ñaan kilifa yëpp dañu toog waxtaan seen biir loolu la suñu kilifa diine yi ñaan yal na yàlla jubale ñëpp te itam naxante bañ a am soyons sérieux dans nos paroles nos actes et nos intentions ñu am ikhlas la sincérité la fidélité la loyauté pour notre chère patrie le Sénégal xam ne ñun ñëpp dañ fi jógee ëllëg dem ca bàmmeel ya suñuy doom ak suñuy sët ñeneen fi nekk moo tax yàlla ni wal yaxsha alladina law taraku min xalfihim zurriyatan di'afan xaafu alayhim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida yàlla ne wal yaxsha na ragal kanay ragal nit ñi nga xam ni law taraku ndegam dem nañu bay génn àdduna bàyyi seen gannaaw progéniture ak njaboot danañu ragal mos njaboot googu kenn di leen salfaañe duñ ko bëgg fal yattaqullah kon nañu ragal yàlla ci ni ñun le Sénégal du arrêté ci ñun daañu dem ba bés ñëw yàlla jëliñu fi yeneen gone mag yor Sénégal nee na kon gone yooyu nañ leen préparer le terrain ba ëllëg suñu juddoo fekk fi un Sénégal de paix de fraternité et de prospérité yàlla na ci yàlla dimbale allahumma salli ala sayyidina Muhammad
ñuy jaajëfal bu baax Serigne Gueye bi ñu teewal foofu ci grande mosquée bu Ndakaaru ak ki nga xamante ne moo di sëñ Saliou Bey ak Ousseyn Sall ñuy jaajëfal bu baax kàddu yi nga xamante ne jib na fa ñu bàyyi Oustaz Assane Diouf mu ñëw ci ponk yi nga xamante ne rek jot nañ ko faa yëkkati foofu Oustaz gannaaw ba nga xamante ne ñii di kilifa yi yëkkati nañu seen kàddu. jërëjëf soxna Awa Diop Ndiaye xam nga ne semaine yi weesu yëpp ñu ngi doon wax ne kilifa diine yi nañu wax. kilifa diine yi sax nee nañu mosuñu noppi ndax ñu ngi wax ak nit ñi ci jumaa yi ñu ngi wax ak nit ñi ci daayira yi daanaka mosuñu noppi ñoom ñooy ñi gën a bari lu ñu wax ci Sénégal bu xanaa ñàkk a topp seen waaw bu ñu toppoon seen waaw yu bare ci réew mi tey du am. jotaay bi nag nekkoon na loo xam ne sénégalais yi ñu ngi ko doon mébét di ko ñaan pour benn kàddu boo xam ne dafay représenté mboolem kër diine yi ci Sénégal yëpp ñu wax. boole seen kàddu bu ko defee askan wi am fu ñu mën a teg seen tànk bu ñu tënkee nag jotaay bi nga xam ne kër diine yëpp mën nañu wax ne représenté nañ leen fa ndax famille Mouride gi njabootu maam Borom Touba ak njabootu Cheikh Sidil Hadji Malick ak njabootu Cheikh al Islam El Hadji Ibrahima Niass ak ñeneen ñu bare bari ñoom même ku fa toogul ci plateau boobu itam ñoom représenté nañu la ndax ci kàddu ñooñu la ñu waxee mboolem xulafa yi ci biir Sénégal ki doon wax noonu nag ngeen ko doon dégg doomu sëñ Abdoul Aziz Sy Dabakh la borom xam-xam la ku yaatu ay gëstu la ci biir réew mi ak ci bitim réew muy Serigne Mansour Sy Dabakh moom moo yore woon seen parole noonu di wax ki ko doon introduire nag doomu sëñ Abdoul Aziz Sy Al Amin la. mooy Serigne Cheikh Tidiane Sy Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin la. mooy sëñ Cheikh Tidiane Sy bu ñu tënkee li nga xam ne jógee na ci jotaay boobu ci ay tomb mën nañ ko tënk ci yii di ñëw waaw Oustaz dañuy jël Serigne Gueye bi ñu fa teewaloon mu tënk rek waaw ñu doog a ñëw ci plateau bi Serigne Gueye. waaw Awa maa ngi lay nuyu di nuyu Oustaz Assane Diouf ak ñi nekk ci plateau bi yëpp di wax ne wax dëgg ñi nga xamante ni ñoom lañ fi yebaloon comme religieux yi dégg nañ fi tey l'homélie des religieux par la voix de Serigne Mansour Sy mu Serigne Abdou Aziz Sy waaye accompagné aussi d'autres religieux ak ñeneen ñoo xamante ni teewuñ sax waaye seen i ndaw wala woote nañu si sax bi nga xamante ni toog nañu fi gis nga Cheikh Mamadou Badawi teewal fi xalif général des Mourides waaye Thierno Madani aussi teewal fi la famille omarienne ak ñeneen ñoo fekk fii le directeur de l'institut islamique docteur Thierno Ka ak ki nga xam ne mooy délégué général au pèlerinage Abdoul Aziz Kébé moom tamit mu ngi fi woon ak yeneen ñoo xamante ni ñëpp ñu ngi fi woon daanaka daal mën nañu wax ne ce sont les religieux ñoo xamante ñoom lañ fi doon fekk tey wala ñoom lañ doon teewlu tey gis nga sermon bi nga xamante ni joxe nañ ko di dalal nit ñi di calmer tension bi waaye aussi di wax ne nañu joxante dëgg nañu waxante dëgg donc loolu daal mën nañ koo jàpp ci discours bi nga xamante ni Cheikh Mouhamadou Mansour Alaaji Abdou Aziz def na ko waxal ko mbooleem religieux yi ci Sénégal gis nga wax na ba ne église bi sax ñoom la waxaaleel ak ñoom lay waxalit kon ñëpp ci Sénégal bennoo bi ñu doon wax ci réew mi na doon benn discours boobu la indi discours jàmm discours jàmmal waaye discours jàppoo ak discours jàppante loolu lañ déggee ci waxam ji mu doonoon kon Serigne Gueye Serigne Saliou Bey Ousseyn Sall ak Ibrahima Ciss depuis la grande mosquée de Dakar plus précisément ci institut islamique bu Dakar pour la radio télévision Walfadjri Awa. Serigne Gueye di leen jaajëfal kon équipe bi nga xamante ne yéen a déployé woon foofu ci institut islamique ni mu ko waxee Serigne Gueye Serigne Saliou Bey Ousseyn Sall ak Ibrahima Ciss ñu leen di jaajëfal bu baax Oustaz ñu teelu si waat rek ci ponk yi. waaw bu ñu tënkee li nga xam ne jibee na ci jotaay boobu sof ko ci li nga xam ne ki ñu fa teewaloon di Serigne tënkal nañ ko mën nañu jàpp ne d'abord jotaay bi ñoom ñu ngi wax ci turu mboolem xulafaa yi ci biir Sénégal ak jàngu bi maanaam képp koo doon wax war a laaj ne sax ana jàngu bi ñoom représenté nañ leen ci loolu kon mën nañu wax ne kàddu ya fa jibee tey kàddu ñooñ diine yi ci biir Sénégal la diine yi boobu mooy première tomb bi ñaareelu tomb bi mooy ne amaloon nañu yeneen jéego yu bokkul ak déclaration bii ñu def ndax dem nañu gisi ji président de la République
waxtaan ak moom la ñu waxtaan ak moom nag xam naa ñoom bëgguñu dugg ci détaillé ko ci jotaay boobu waaye daal waxtaan nañu ak ñoom ba gis ne moom bu awee ci yoon wii nii dinañu trouver solution ci tàggatéem bi nga xam ne askan waa ngi koy def mooy ñaareelu point bi nee nañu nag bi ñu defee loolu président bi tontu na leen tontu boo xam ne tontu njiit la parce que nee na leen dégg na li ñu wax bu dina ci toog ak ñi nga xam ne ñoo yore wàll woowu ñu def taxawaay bi nga xam ne moo ca war te ci biir jotaay bi sax balaa muy jeex am na information bu ñëw ci ñoom foofu ne daal président de la république dina def déclaration xam na gars yi dinañ ko topp bu boobaa itam di ngeen ko am en direct fii ci Walfadjri loolu xam naa ci kanam lay doon. mooy ni ñu ko doon mébétee rek ci plateau bi. yàlla def na loolu sotti na ñoom itam wax nañu loolu. ci biir waxtaan wi. nee nañu itam. woote na wax na lu bare indi ay aaya ak ay alxuraan ak ay histoire ci diine yoo xam ne dafay jëm ci nit ñi dellusiwaat seen xel ñu désactiver mer ak xol bu tàng bi nga xam ne mu ngi woon ci ñoom ñu dellu ci dal ak ci yéene sa moroom li nga yéene sa bopp loolu waxtaan na ci indi na ci ay tomb yu yaatu am na itam beneen tomb boo xam ne ndax dafa am sax ku ko ñambaasal lool ne waa ñi nga xam ne ñu ngi waaj a def doxuk ñaxtu suba mu ne nag ñooñu ci tënk daal wóolu na leen ci seen niveau yi ñu am ndax am na ay professeur d'université ya fa nekk am na ay intellectuel ñooñu dinañu xam ci étape bi ñu toll lan la ñu war a def parce que dafa jàpp ne nekkul ne moom mooy autorité bi nga xam ne mooy digal ñooñu wala mu leen di tere waaye gis na ne daal ñoom seen niveau bi ñu am jàpp na ne ñooñu dinañu xam lan la ñu war a def ba débordement ba ñu am yii daal tomb yi mën na bokk ci li nga xam ne mënees na ko tënkee ci jotaay boobu xam naa nag ñu nekk ci plateau bi kenn ku ci nekk ak angle bi nga xam ne moom nga koy jëlee Pape Maguette dab ñu ci plateau bi Pape Maguette gannaaw ba nga xamante ne gis nga ñi nga xamante ne ñoom ñoo yore kàddu kër kilifa diine yi ku ci nekk yiy yàbbi ci mbir mi ñu boole seenu kàddu tënk ko ngir jàmm dellu si réew mi ndax doon na loo xamante ne dox na waxtoom fi mu nekk nii yéex na wala teel na. jërëjëf Adjaratou Awa Diop Ndiaye Diagne jërëjëf merci beaucoup ci liggéey beeg yi ci wax dëgg yàlla masawu nag parce que yéen moom da ngeen di xëy ne ci toogaay yi day yàgg. mais Sénégal jar ko. yaa Oustaz Assane jërëjëf merci beaucoup ci moom itam coordination beeg taxaw bi en tant que directeur des programmes Papa Ndiaye moom itam ci analyse yeeg suñu frère Assane. waaw di nuyu itam ñuy seetaan bu ñu dégloo ci li nga xam ne nii moom la ñu wax ñoom kuréelu yi toogal kër diine yi mënuñu lu dul rafetlu li nga xam ne def nañ ko wax nañu li ñu war a wax nañ ko itam d'une part ci waxtu ñu ko war a waxee waaye liñ ci mën a jàpp itam mooy xëy na daan nañu waxtaan ak moom njiitu réew mi ndax li wérité wóor mooy moom la mu waxoon te jàpp ko xam nga nit awa bu fekkente ne dafa xas yëkkati kaddu wax ko kaddu googu du nekk loo xam ne da koy topp abadan rawatina nga nekk kilifa. moo fi taxawoon wax ne opposition bi dana fexe ba réduire leen ba dootuñ tekki dara moo tax lu mu mën a def fii jëmale ko ci benn opposant day fekk si wax jooju nga xam ne waxoon na ko taxawoon na fi wax ne itam ñi nga xam ne ñoom ñooy sëriñ si itam ay citoyens ordinaire lañu. tey nag xam naa du wax loolu ndax li vérité wóor mooy médiation bi am li ci jaral laaj te jaral lijjanti mooy kan moo ko sàkku. est-ce que en réalité du loo xam ne ni moom moo ko sàkk wala mu arrangé ko moom jiite réew mi Macky Sall wax nañ li ñu war a wax ndax sëriñ si itam quelque part il faut les comprendre ndax bu fekkee mbir dafa dem ci yoon bu ñu jógee dugal ci seen kaddu dañu naan moom day woote na pour ñaanal diw intervention yooyu Sénégal dafa toll foo xam ne fexe nañ ba muselé sëriñ bi yaakaar ne bokkul ci li war a xew boo waxee ñu ne kii la àndal am nañu problème nag ñoom ba sax léeg-léeg dañuy yéex a génn fexe nañ ba muselé journaliste bi bu waxee ñu ne ko waa bërëb sàngam nangam diw la ñu àndal man de li may wax chaque jour rek bu fekkente ne journaliste moom mooy naxasaale man yàlla bu ma ci bokk foog naa ne loolu nit ñi nekkuñu ci jamono dafa toll foo xam ne nii gis nga mbir dina toll foo xam ne li fiy nekk rek pour mbir yi dem mooy waxante dëgg wax nañ waxtu yu ñu war a waxee parce que mbir mi fale ñu bàyyi ba ndax moom njiitu réew bi bu ñu ko woowee laaj ko dane entre ñaari sénégalais la du sama problème seen problème la lañ ko ci tontu itam mooy dina mujj dooni sa mbir tey doon na mbiram waaye nag ndax benn ndaw su taxaw ne dañ koo violé ak yooyu rek jar na ñu ay nit ay bakkan faatu ci ndax source ba yëpp loolu la waaye ka nga xam ne nii moom moo activé mbir yi taal bi léegi nag boo sombee sëb sombi da ngay fexe koo naan ba mu jeex
boo ko mënta naan bay ut ku la ko naan le bu boobaa nag loolu sa mbir la mais lii yëpp wax dëgg ca la njiit réew mi Macky Sall kase moo sombi bu bari boo xam ne mënu koo naan moom kase fale nag mu ut ko naanal sëriñ yi wax nañ li ñu war a wax waaye est-ce que lañ ko wax moom dana appliquer loolu est-ce que dana appliquer loolu nag mooy wax ji parce que moom li wérte wóor mooy bu leen bàyyi woon xel fii mu egsi tey du fi egsi waaw sëriñ si itam quelque part Macky Sall noot nañu lu jëm ci wàllu xaw ma ay parrainage la xaw ma lan boobit ñoom ñi ngi fi ak yeneen yu bëri yoo xam ne Macky Sall yàgg nañu cee noot waaye li wérte wóor quelque part mooy dañoo yàgg seetaan ak moom mu di ñu noot rek di ñu nappaaje nu mu ko neexee bu ñu demee nag ba léegi bu ñu jékki-jékkee génn wax askan wi dañuy jàpp ne peut-être dañuy wax ngir sauver Macky Sall waaw ñooy nga xam ne nag dañoo war a marché seen marché man li ma ciy wax mooy ginnaaw egsi na fii li sëñ bi wax tam lu responsable la wóolu na ñooñu waaye ndax nag dafa day toll foo xam ne ku artuwul li nga atte ni ñu ko yàgg di waxee ñoom fi mu ne nii ci atte lañ nekk de waaye nag bu ëllëgatee nañuy artu laataa ñuy atte waaw ñu jël sëñ Abdou Bara Dolly Mbacké mi nekk ci bu mu jokko bi bu fekkee ne du côté de la réalisation Amdi Sidibé ak ki nga xamante ne ñoo di Serigne Aliou Keita fare fa bu fekkee ne mën nañoo jokkoo ak moom rek laataa ñuy woyal li nga xamante ne moom moo di waxtaan wi ci plateau bi allo. allo oui salaamaaleykum. waaleykum salaam. soxna si na nga def. ñu ngi lay ziar Mbacké. waaw yàlla na nga ziar maa ngi leen nuyu baax di rafetlu seen jotaay bi. jërëjëf di nuyu El Hadj Assane ak ñi mboolem ñu nekk ci plateau bi. di sant yàlla bu baax nag. ñi ngeen ko déggee suivre ko noonu laa ko suivre ndax maa ngi nii jóge Touba léegi. ngir am loo xam ab liggéey la boo xam war nañu koo liggéey suba ci assemblée nationale. di am mbégte bu baax jamono yi nga xamante ni mbir mi tàmbali na ma daa yëkkat sama kàddu ne sëriñ si wax. malgré que sëriñ si doonoon wax ci suuf ba barki démb sëriñ Abdou Samad feesal li nga xam ne moom la sëriñ si doon wax ci suuf pour feesal ko ci kaw. ndax yàlla subhaanahu wa taala bi mu yónnu Moussa ci Firxawna daf ko waxoon ne ko boo demee na nga wax ak moom ndànk ak dal waxal ak moom ci suuf yàlla dem bi nga xamante ni tey jii war na na wax ci kaw kilifa diine yëpp ñi toog ci plateau bi yëpp samay waajur lañu kenn ki doomu sëriñ Fallou la kenn ki doomu sëriñ Abdou alaaj Bassirou bu Taal yaakaar naa ni fan yi boo toog fii ñun man ci laa bokk maa toog ndax kilifa diine laa mais nag dama am tuuti jàngat boo xam ne il faut ma jàngat ko pour sénégalais yi mooy woote jàmm ak dal baax na lool gis nañu président de la république waxtaan nañu ak moom wax nañ ci biir wax nee na mu mel ni buumu jokkoo bi ak sëñ Cheikh Abdou dafa dagg bu fekkee ne mun na dellu si waat rek ci buumu jokkoo bi ñu jëlaat ko naam dafa nekk ci yoon dégg-dégg bi du neex mais Pape dégg nañu médiation bi mais y a une question pertinente moo di ndax ñoom ñoo ko sàkku wala njiitu réew mi moom moo ko sàkku. waaw en tout cas lu ci mënti doon. allo. allo. allo daa ngi dégg waaw. waa sëñ bi ñu teewlu la. waaw. maa ngi dégg léegi loolu ma ne la message bi dafa am tuuti loo xam ne dama si xaw a am tuuti ak ñaaw ak xel mu xaw a ñaaw. ndax bu fekkente ni tey kilifa diine yi nga xamante ñu ëpp importance ci réew mi kenn ku nekk yónnee ñu dem teew war a def jàkkaarloog askan wi. télévision Sénégal bi nga xamante ni ñoo koy fal ci alal mu génn ak moom nag ñu ngi fi ko defee grande mosquée télévision Sénégal muy RTS nanguwu ko génnee il faut que ñu xam ba xam loolu. est-ce que ñoom wax jii nga xam moom la kilifa diine yi wax ñoom état du Sénégal ban importance ko jox ndax jàppoon naa ne bu fekkente ni télévision bi mel ni RTS mi ngi fi ñoom ñu koy def wetu ci grande mosquée dem nag RTS télévision yëpp di ko génne ba mu des RTS heure bi ñuy wax ñoom RTS mi ngi gis ay affaire PMI est-ce que kon wax jooju nga xam moom la kilifa diine yi wax état bi jël na ko à compte ndax jàpp naa ne ba ministre de l'Intérieur di def déclaration télévision RTS moo dem jël ko directement pour ñëpp mën ko dégg. est-ce que maanaam ministres yi dafa dañoo ëpp doole kilifa diine yi ci réew mi loolu tamit ab jàngat la ndax jàpp naa ni wax ji am na solo trop mais am na ay yoo xam ne ñu ngi ci biir yoo xamante ni askan wi war na ñoo xam li mu doon. léegi nag li si am mooy suba moo des ci manifestation yi ci ñu ko woote sëriñ si wax na ni nañu ñaan dal ak jàmm mais aay wuñu suba pour ñoom ñu bañ a dem ci manifestation yi ñoom ne ñu ngi xaar président de la république pour que moom mu yëkkati ay kàddoom. bañ na ko ba bi may goon tey Touba xalifa général des mourides communiqué bi mu def mooy ku ko mënta ñàkk def tamit nga defe ko feneen te bañ ko defe Touba xam nga loolu leer na askan wi yëpp mais li ëpp solo mooy ñoo bokk réew mi ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal kenn yéenewu ko mu tàkk kenn yéenewul lii tey ji am
mais bu fekkoon déggoon nañu jamono yooyu noonu kon fii réew mi ak di sax kon nag suba am na benn solution boo xamante ni ñun député opposition yi def nañ ko muy acte muy benn résolution boo xamante ni article 52 ci règlement intérieur Assemblée nationale wax na ni léegi ñun bu ñu ko déposé bureau Assemblée nationale adopté ko ñu def ko plénière pour ñu dakkal topp gi ñu topp Ousmane Sonko ba tere mandat di jeex beneen bi mooy suba bu ñu ko wooyee au lieu que ñu ko def mandat de dépôt comme déposé nañ benn document boo xamante ni recours la woon ci conseil constitutionnel recours boobu conseil constitutionnel joxagul maanaam acte ci mbirum maanaam viol bi yaakaar naa bu ñu ko tuddee topp waruñu ko def mandat def kon war ko bàyyi mu dellu këram ñu def contrôle judiciaire ba keroog conseil constitutionnel di génnewaat li nga xamante ni mooy acte bu dee beneen dossier bi nga xam ne moo jëm ci mbirum li nga xamante ne mooy après arrestation ak li nga xamante ni mooy li nga xam mooy manifestation organisée à trouble de public boobu il faut que ñu indi ko Assemblée nationale pour ñu dindi mbalaanu kiiraayam ndax dossier bu nekk dañuy dindi mbalaanu kiiraayam comme loolu mi ngi ci yoon bi accès gul balaa agsi foofu xëy na wax député yi loolu mën a bañ am mais li wér de wér daal mooy pour jàmm am ci réew mi suba moo si def pour Ousmane Sonko ñu bañ koo def mandat de dépôt loolu mooy wax ci loolu nag mi ngi aji si li nga xamante ni mooy président de la république mu wax ak procureur de la république bi nga xamante ni tey moo ko fal pour que maanaam bu def réquisition mu bañ koo wax ñu ko def mandat de dépôt ñaareel ñu sukkandiku ci li nga xam mooy constitution bi nga xamante ne moo ñu may ñun ñu déposé recours te recours boobu noonu bi nga xam yow conseil constitutionnel ñu ngi koy àddu mais waxagul dara pour que ñu sukkandiku ci loolu pour que maanaam bàyyi ko mu ñibbi këram ñu woote dal woote jàmm woote waxtaan ñu jéem a génn aussi ñi nga xam ñoo lañ jàpp yëpp pour Sénégal mën a jëm kanam fii ak 2024 lii mooy wax ji mais képp koo xamante ni wax nga lu dul lii moom yaa ngi wax dara bu ñu ko defee mandat def suba tamit bu réew mi lu si am tamit ñoom ñii ñooy responsable ndax ñooy kilifa diine yi tey ji ñoo war a garanti ñi nga xamante ni ñooy askan wi nga xam ñoo leen yaakaar ñoo war a garanti aussi ñi nga xamante ni ñoom leen tooñ wala ñu tooñ leen kon ñii wax lu ñu am solo ñun ay taalibe la ci dañuy sukkandiku si wax yi nga xam sëriñ si wax nañ ko waaye li am solo mooy il faut tamit ñu bàyyi xel ñi nga xamante ni tamit mooy li war a am suba ak diggante bi nii lan la président war a wax est ce que bu waxee dana jiyoo ak ñoom leen wax ak que nu ngi koy déggee loolu mooy li si kan moo di bët en tout cas maa ngi leen sant bu baax dinaa di indiwaat seen signal bi nga xamante ni tey jii ñun ñëpp ñu ngi ko doon ñaan pour mu ñëwaat di rafetlu taxawaayu Walfadjri jërëjëf di xam ni wax dëgg yàlla malgré que Sidi Lamine jóge na fi manqué na ci réew mi lool wax dëgg yéen a ngi dox liggéey bi nga xam moom ngeen ko doon war a doxale di ko ñaan yàlla fu mu tëdd xaare ko àjjana di rafetlu seen taxawaay bu baax di ñaan yàlla defal leen jàmm ak ndam di ñaan Sénégal jàmm ak dal suba tamit ku ko mën a bañ a ñàkk a def wala xam ne mais koy def da nga def ko si li nga xamante ni mooy yoon consommé moo ko may article 8 jërëjëf jërëjëf sëñ Abdou Bara Dolly Mbacké kon Pape dégg nañu li mu wax moo di crédit bi nga xamante ne sax ndaje bi amul na ko moom njëkk na laajte loolu naam nee na ci këru diina la bokk fa la soxee ko mais ban crédit la ndaje bi am ndax suñ demee ba la télévision nationale nekk à 2 pâtés de foofu te demu fa couvrir li nga xamante ne mooy mbir mi te ñëpp def ko en direct ndax solos état la wala solos seen bopp rek. waaw loolu moom wax dëgg yàlla lu kenn comprendre lan moo waral loolu ndaxte ñoom ñii kilifa diine yi nga xamante ne ñoom ñoo àddu fii ci ndigal la ñu wéyee seen i kilifa xalif généraux yi ñoom ñoo boole dajale si yoon kenn ku nekk yónnee seen ndaw pour que ñu wax leen donc vraiment taxawaay bu am solo lañ def nii yaakaar naa ni télévision nationale waroon na ci mën a bàyyi xel ndax même bii passé sax ñu ngi koy seetlu dëkk bi ba muy gën a yëngu ajjuma ak jeudi gi boo jàppoon RT ay Mickey nga fay fekk ak tolluwaayu réew mi fi mu toll ñu teg ay Mickey ak yooyu noonu wax dëgg yàlla loolu nekk na loo xamante ne kenn comprendre lii tamit nga xamante ne li ñu def ni kilifa yi toogoon fii di wax yëpp li ñu def ni yëpp ci ndigalu suñu xalif généraux yi lañ ko defee te ñun ñëpp ñu xam seen taxawaay ni mu amee solo ci société ñu doon ay régulateurs sociaux wax dëgg yàlla waroon nañ gën a fulaal li ñuy def wane ko ci li nga xamante moom mooy télévision nationale parce que télévision nationale la ñu wax donc ça veut dire que ñun Sénégal ñun ñëpp ko bokk du rek ñi nga xam ne ñoom ñooy ministres yi ak li nga xamante ne ñoom ñoo féete ci wàllu googu noonu donc en tout cas daal li ñu ci mën a wax daal mooy fi ñu toll nii sàkkuteefu askan wi pour ñu bàyyi manifestation yi ñoom posé nañ seen i conditions mbooleem ñi nga xamante ne di ñuy yëngu te maa ngi koy il faut que état bi comprendre ne li xew dafay dem au-delà de Sonko su jàppee ni manifestation yi waa Pastef fii la juum na fi ñu toll nii ce sont les Sénégalais de tous bords ñoom ñoo wàcc kenn ku ci nekk di def li nga xamante ni moom mooy leen a naqari peut-être que mën ay waa Pastef mën na ci bokk mais li mu ñu gis ci manifestants yi man gëwuma ni ñoom kese la mais ñeneen ñëpp dañ ci rax Sénégalais yi képp ku amoon lu la métti rek ñëw nga dugg ci bandi yeeg agresseurs yeeg samba boy yeeg ñoom tamit ñu ñëw laaxaloo ci di agressé nit ñi di def naka sudul noonu nervi yi ñu recruter ak ñooñu noonu donc puisque mbir mi dem na ba toll foofu nag il faut que mu am benn réponse bu adéquate boo xamante ne état bi moom la mën a def
fi ñu toll di daal awa ci gàttal. gars yi li ñu bëgg mooy ñu libérer tous les détenus politiques loolu mooy wax ji c'est-à-dire que leneen lu ñu fi mënti wax guddal jël la wax ji sàkkuteef bi yëpp mooy ñu libérer tous les détenus politiques moo xam ñu bokk Pastef moo xam activiste moo xam ñu nekk ñi nga xamante ne ñoom ñooy dégg nga maam société civile ñu libérer tous les détenus politiques ba pare libérer Ousmane Sonko ba bañee am firnde yoo xamante ne ci leer lañ ñuy soogaat ko loolu mooy li nga xam ne moom mooy sàkkuteefu askan wi leneen lu ñu fi wax lu dul lii nag yaakaar naa ne wàcceewul coow li yëpp ñii manifester loolu mooy seen sàkkuteef ñu libérer détenus politiques yi su ko defee jàmm mën a dellusiwaat ñëpp mën a xëyaat delluwaat seen liggéey lii daal mooy ci tënk daal mooy sàkkuteefu gars yi. Oustaz dégg nañu Cheikh Abdou li nga xamante ne wax na ko waaw kàddu googu itam dafa ñëw sofu rek ci li nga xam ne kilifa diine yi waxoon nañu ko waaye itam en tant que député itam kàddoom dafay am lu muy indi lu bare bare. man dama yaakaar ne balaa ñuy comprendre exactement message yu kër diine yi ndax. àgg na ci nopp yi mu war a àgg wala déet ñu déglu bu président de la république bi nga xam ne ci kanam dina ko def parce que ñoom nee nañu dem nañ ci moom waxtaan ak moom wan ko yoon wi nga xam ne jàpp nañu bu jaaree fii ak fii solution dina am président de la république ne dinaa wax jooju dama yaakaar ne dina tenir en compte li nga xam ne kilifa diine yooyu tëral lañ ko. mais dinaa wax oustaz kañ lay wax ndax ba ñuy xaar mu wax ba léegi ba juróom-ñetti bakkan rot. yaakaar naa ne boobu la wax jotoon. wax yàgg na jot waaye itam wax jotaat na fi mu toll nii parce que bu ñu bàyyee noonu bu naroon bàyyee noonu ba ëllëg itam tooxi doona bu nekk mën na cee sooxe ko kon waxam jooju daal mooy wane. ban considération la jox li nga xam ne kilifa diine yi wax nañ ko beneen ba mooy comme ni ñu ko waxee suñu télévision nationale bi ma xoolee fekk ñoom ñu nekk ci sport benn annonce dama ne lii moom yaakaar naa du problème technique parce que diggante boobu daanaka boo dawee jàllee tali bi rek nga dal di àgg ci beneen côté bi yaakaar naa ne daal lu amee solo nii loo xam ne dafay indi bennoo askan wi ak dalal leen ñoom ñoo waroon sax di jàllale lool yeneen télé yi topp ci waaye nag ñoom ñoo mën a expliquer li nga xam ne dinañu convaincre ba nga xam ne loolu jàllul foofu waaye daal li ñu doon séentu daal ci discours bu mel nii ci jamono yu mel nii jógee ci ñu mel noonu mu waroon jàll bépp support boo xam ne di communication la bi ci biir Sénégal parce que télévision nationale comme ni ñu koy waxee moom mooy jox crédit surtout li nga xamante ne moom moo di état bu Sénégal ñu xam ne lii lu am solo la loo xam ne daal kàddu askan wi li nga télé askan wi ba nga xam ne askan wi ñoo cotiser pour taxawal ko ñu mën a jàllale message boobu foofu yaakaar naa daal ñoo mën a expliquer li ñu war a mën a convaincre ba nga xam ne. mais awa lii gis nga lii xew nii vraiment dafa am jàngit boo xamante ne mën nañu ko def ça veut dire que pouvoir bi ñoom lijjantiwuñu kilifa diine yi joxuñ leen seen gëdd faale wuñu leen non dafa leer kilifa googu sëñ Abdou Kamat li mu wax dafa leer kilifa gi wax na président woo na président de la république wax moom président de la république ne ko lan mbir mi yegseegul samay loxo du état la jotel ñaar ñu kii la mais ñun ñëpp xam nañ justice nu muy doxalee président de la république si boppam mooy jox ndigal waa justice pour ñuy doxal donc su ne dossier Ousmane Sonko bi mënu ci dara mais loolu Sénégalais duñ ko mën a gëm parce que gis nañ fi ay dossiers yu bëri yoo xamante ne président mooy weñ loxo ñi nga xam ne ñoom ñooy waa justice di fa dogal lu ko neex donc bu nee mënul dara ci dossier Ousmane Sonko kenn du ko mën a gëm ñaareel bi mooy lii ñu wane ni ça veut dire que ñoom fu laalu ñu kilifa diine lu toll ni kilifa diine suñuy xalif généraux kenn ku ci nekk envoyé say représentant ñu def ndaje bu am solo bu mel nii yëkkati ay kàddu pour que sénégalais war ci dégg ak semaine bi ñu jëm ni mu doyee waar mais la moindre des choses c'était télévision nationale RTS wane ko fulaal ful li nga xam ñoom lay parce que RTS du pour président de la république bu président de la république def manifestation wala ministre rek la ñuy wax ministre de l'intérieur ba mu def déclaration dañ ko wane ñeneen ñii tamit bokkuñ ci bi parce que il faut ñu comprendre ni les chefs religieux ñoom société civile lañ bokk parce que ay régulateurs sociaux lañu donc lii ñu doxalee day wane ni état bi fulaalu leen te loolu njëkkeewul fii nag ci seen njiit la njëkkee parce que sëriñ si ba ñu yëkkatee seen téléphone wax ak président de la république président dafa ne leen lan dossier bi nekkul ci man way justice moo mi ngi ci loxo yoon te la même chose c'était la même chose ci dossier Karim Wade ak Khalifa Sall te ñun ñëpp xam nañ ni président lu mu bëgg justice moo fay am bu yëkkati woon téléphone am tey Ousmane Sonko tey du fanaan gendarmerie donc bu dee mënu ci dara mais loolu Sénégalais duñ ko mën a gëm donc ñàkkal fayda gi ñu ñàkkal kilifa diine ak yéen mel moo tax te am na ci sax xam nga boobu ba léegi yaa ngi dégg askan wi naan na kilifa yi wax am na ci ñoo xamante ne dañoo yàgg ñaan état tànqamu leen moo tax ñoo tam dañuy toogaat seen ruq maintenant bu ñu demee ba réew mi yëngu tàkk nag ñooñu nee nañ bu kenn ñëw seen ëpp fi ñu toll nii moom am na ci ñoo xamante ne ñoom pare nañ ci wax ji ba ñu wax ak président tontu leen la ñu pare ci wax bu yëngu réew mi doon yëngu
bu kenn ñëw sama buntu di fëgg wala di ñëw di ñaan quoi que ce soit. Cheikh Abdou wax na ko léegi liñ leen li xale fi muy wax bu leen manifester soo leen mënul a bañ a manifester Touba moom bu leen fa manifester waaw mais dem leen manifester ji waaw. ça veut dire que terewu leen ko. mu mel ni aussi comme li ñu wax RTS est-ce que nekkuñu aussi ci seen logique comme que bu mu tàmbalee ba léegi. dugguñu ci dañ naan tamit dañuy continuer li ni mel. waaw xam nga RTS moom wax dëgg neex yàlla télé la boo xam ne Sénégalais dañ ci amul benn yaakaar gisuñu ci seen bopp boolewuñu ci seen bopp defuñu ko seen yëfi bopp lu ñu mën a teg baax na de toute façon Sénégalais xare ñu leen dara. Awa wax na ko dugguñ ci woon ci début ba léegi mais nag yaakaar naa ne waroon na comme ni ko Pape Ndiaye waxee bu kilifa yu toll nii. toogee di waxee foo xam ne surtout soriwu leen c'est-à-dire demoon fa génnee ko question de quelques minutes ñu wax du leen woon wàññi dara alors parce que bu dee ñoom bu ñuy taal duñu wane xanaa léegi bu ñuy jéem a fay lakk gi mën nañoo wane bopp lii nga wax moo ci nekk c'est-à-dire que dañu joxul importance ñii parce que Awa wax na ko RTS day jox crédit wax ñi kii parce que Macky Sall bu 4 avril jotee wala veillu yooyu jot ay fin d'année buy def discours am di ko wax mais RTS la koy defee du ko defee Walf du ko defee Sen TV wala feneen ak feneen donc waroon nañoo mën a dem wane kii mais li ma ci wax rek mooy lenn c'est-à-dire bu ñu wax nga ko sànq mbir mi dafa dépassé ay mbiri Sonko yu demee noonu xam nga boo demee ci la révolution française de 1789 loolu li ko indi woon bokk na ci ay kilo mbuuroog yooyu yu yokku rek yooyu képp nag laa la wax maanaam dañuy xeeb xal mu lakk seen dagg loolu moo dal Macky Sall parce que moom dafa nekk nit boo xamante ne déjà xalif bi Medina Baye li mu wax dafa leer du nit ku neex a waxal te du dégg day toog di def lu ko neex lay def bu ñu waxee mu ñàngal def ay affaire am du déglu kenn maintenant nag léegi boo nekkee ci logique boobu dem ba nga xam ne xal bi nga téye mi ngi tàng sa loxo jël nar a lakk laa di nga xool kan nga koy xalab li ci nekk mooy xale yi li ñu wax mooy même bu weesoo Sonko dañu wax ne couvre-feu bi dafa metti parce que nit ñi mënuñoo tëju boo xam ne nii dañuy tëju jëmale bu kenn xamul kañ lay jeex nga téye nit ñi di leen ñàq ci lu la neex de Macky Sall ay waxam ngay xool rek xam ne amul benn bu cër boo xam ne jox na ko Sénégalais yi seetal lii man indi naa fi sama ay vaccin bu ngeen ko bëggee ngeen jël bu ngeen ko bëggul xaw ma dinaa ko jox réew yi ko soxla yaa ko moom ba koy joxe dafa génn ci sa xaalis ça prouve que kii amul importance boo xam ne wala respect bu mu jox nit ñi maintenant xale yi nag li ñu wax mooy lenn dañu dem ba ñi ngi ci 2021 22 23 24 moo ci topp koo wax ci ñoom waxi mandat mu ne la 3e mandat yéen journalistes yi da ngeen di tas réew da ngeen di nangam dama ne waxu mandat dafa important dañ ciy war di wax parce que loolu moo yëngal Côte d'Ivoire yëngal Guinée yëngal feneen bu fekkonte ne moom nee na waaw wala mu ni déet ñu mën a xam ban tànk la ñu taxawee mbir yi féete boor Assane ci li nga xamante ne moo di taxawaayu kilifa diine yi ñu ngi koy wax léegi RTS ba nga xamante ne à quelques encablures grande mosquée nekk fa couvrir li ni mel ndax waxu ñii di kilifa yi mën na indi itam dal ci biir réew yaakaar naa ni mën na indi dal parce que Sénégal amuñ ñu leen ëpp ñun amuñ lu mu gën a mag suñuy kilifa yi diine tey lu ñu mënti jàpp bu ñu waxee normalement dañ daan arrêté dellu ginnaaw ni ñu waxee ak li ñu wax ndax egg na fi mu war a egg loolu mooy question bi ndaxte bu eggul fi mu war a egg réaction du am solution du am par rapport à ça te sànq ba léegi ñu ngi koy wax kilifa diine yi wax la ñu mën yem si wax duñu mënuñ jël benn décision par rapport ak tout ce qui se passe ki mën a jël décision c'est le chef de l'État sànq ba léegi ñi ngi wax ni war na wax ñi ngi doon wax 20 heures ba léegi ñu ngi koy xaar mais si dernière information yi ñu jot ñi ngi liggéey si loolu dina wax dans les prochaines heures peut-être tey mais li gën a wóor mooy ëllëg mais ñi ngi liggéey ci loolu parce que ñu ngi xamal ni waxtaan kilifa diine yi comme ne kilifa diine yi waxee waaye am na ñeneen rek ñu muy waxtaanal parce que du génn rek wax loo xamante ni tegul ci dal wala lalu ko si lan donc si loolu ñu ngi siy liggéey ça veut dire que d'ici demain il y a un protocole peut-être que waxtaan na ak kilifa diine mais waxtaan bi gën a am solo mooy waxtaan ak Sonko awa yaakaar nga ne mbir mi jar na protocole fi mu ne xam nga boo ne ñu ngi ciy liggéey kon moom Macky Sall tal naa taxaw ñuy liggéey ci mbir mi te gars yi nee nañ lundi mardi mercredi dañ ciy delluwaat na arrêté c'est-à-dire que lu ñuy liggéey amul xoolal lii jarul ay protocole lii jarul yi protocole parce que Macky Sall wax na fii ne da ngeen a bëgg dafa doon tontu xaw ma Alassane Samba Diop la xaw ma kan lu mu wax waaw bu ngeen bëggee man bu ma wóoree ne bu ñu jàppee nit kii réew mi day yëngu waaye damay bàyyi ñu jàpp ko ku ñuy laaj du président comme li Pape Ndiaye wax moo ci nekk c'est-à-dire moom bu mu guddeel nit ñi moom Macky Sall lii mën na koo arrêté nit ñi dellu seen activité mu jeex ok alors am na ñaari mbir yu ma bëggoon leeral la preuve que ni kaddu sëriñ si njiitu réew mi bàyyiwu ci xel mooy ba fi ma toog nii ñi ngi may xamal ne arrestation yi mi ngi continuer booy passé fi ñi ngi continuer di leen jàpp ba léegi
léegi nag erreur baa ngi noonu awa c'est-à-dire que ñoom pour ba léegi dañoo def seen bopp ne manifestation yi ngay gis ne yëpp waa Pastef la alors que loolu erreur la non erreur la man lii ma gis ci mbedd mi du waa Pastef daa mënta nekk am na ci ñoo xam ne ay agresseur ak ay samba boy dañ cee rax di def lu leen neex ñu bëgg ko askanale waa Pastef ñi ngi tooñ waa Pastef donc il faut que état bi comprendre phénomène ce qui se passe réellement xam ne lii du nekkul woon manifestation waa Pastef yi ñuy def mais ay samba boy dañ ci rax ak ñeneen ñu am lu leen métti ñoom tam dañu jug di ci mais arrestation ba léegi booy Pastef ñi ngi continuer di leen arrêté te lii ça pose problème xam nga avec ça même bu leen sëriñ si ñaane booy duñu arrêté maintenant la deuxième chose bi ma doon wax il faut que nit ñi comprendre leen aussi parce que dañu gis ne boobu léegi am na ci ay agents yu nekk RTS yoo xam ne ñi ngi dal seen kaw c'est-à-dire que décision bi lii pour ñu mënoon ko wane tant que directeur général RTS joxew ci ndigal mënul nekk conférence de presse sëriñ si duñ ko wane donc décision bi ci kaw lay jógee bien sûr agent yi kañ seen yoon nekku ci man xam nga lan moo ma ci métti njiit la ñu am léegi nag ñoom seen njiit yi ñoom erreur yi ñu def day répercuté wu ci agent yi lay répercuté parce que gis ngeen ce qui s'est passé avec notre confrère Thierno Dramé menace yi ñu ko def ak yooyu noonu donc c'est-à-dire que erreur yi ci kaw la mais ci agent yi lay répercuté léegi nag ñoom il appartient aux Sénégalais aux populations ñoom ñu intelligent tuuti am discernement voilà xam ne agent yi ñoom duñu ci lenn fi ñu toog ni tey ji man mii toog fii di wax dama am ay kilifa fii ci Walfadjri lépp loo xamante ni man déggoo ma ci ak samay kilifa wala awuma ci ndigal mënumaa ñëw di ko def fii ma toog di donc il faut que nit ñi comprendre ko xam ne agent yi vraiment ñoom duñ ci lenn quoi. Oustaz le président mi ngi liggéey pour wax nee na à part kilifa diine am na ñeneen ñu mu war a waxal tey ji ndax protocole yooyu ñu doon wax te mu amoon protocole le Rebeuss ak protocole yeneen yeeg ndax bi tamit du Sonko lay gën a déglu nangul ko moom li muy sàkku ba pare ndax am na lu fi jotoon xew bañ ne Sonko su nangu woon keroog dinañ ko jox liberté provisoire mais daf leen tegal condition détenu yëpp nañ leen bàyyi ñu ñibbi. ñu ngi xool nee nañu pour kañ la ñuy wax waaye li ñu xam daal ci askan wi actuellement. bu ñu leen waxulee dara ba ñu tëdd ba yeewu. beneen mbir la ñu yeewoo. te bu boobaa kàddu kilifa diine yi doon wax sànq du am njëriñ. moom kay bu fekkente ne day waxaat suba waaye tey moom. ñu tëdd te dégguñu mu wax. nañu xam ne li ñu doon tabax ci journée bi yëpp du am njariñ beneen ba mooy am na question bu Pape Maguette posé woon ne ndax kilifa diine yi ñoom dañ leen digal liñ defal la ñoo ko digal seen bopp selon information yi ma ci amoon daal mooy ne ñoom ñoo jóg gis ne war nañu participer ci war nañ ci waslu àq wax li ñu war a wax balaa daay bi di tàkk ci la ñu construire seen kii boobu ci turu xalifa yëpp ñu dem gis président bi wax ak moom la ñuy wax ak moom xam naa sax li tax ba discours bi matul ci ni ko nit ñi di déggee mooy ne la ñu wax ak président ñoom gis